asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp kuy safoo bernde rek ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañuy indi benn yaasa la ñuy def mais yaasa boulet la ñuy def bouletu jën boulet bi nag après day am ingrédient secret boo xam ni moom moo si nekk donc pour suñu yaasa nag lii la ñuy soxla dañuy soxla jën bu ku nekk am man dama fi yore ay filet de poisson donc poisson yi ma fi yore nii kii la tilapia la moom mooy kii xam ni ñu koy waxee ti fàtte naa tur bi en wolof donc tilapia la moom lañ fi yore dinañ soxla aussi di nga xamante ni moo siy dem muy soble dinañ soxla crevette ngeen gis ma yore bu tooy ak bu wow dinañ si ñëw après dinañ soxla tamit suñu ay poivron suñu mélange d'épices kaani ak benn ingrédient boo xam ne indeeguma ko muy moutarde voilà dinaa ko indi aussi dinañ si def tamit tuuti tomate pour suñu kii bi suñu roof laa ko tuddee suñu boulette bi voilà persil ak huile donc sans plus tarder du ñu def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà damay dëbb sama laaj fii tuuti rek mais après dama koy wàññi parce que amatuma laaj bi ñu dëbb ba mu mokk bi noonu donc damay dëbb yii rek le temps may xolli laaj yeeg yooyu pour defaraat beneen batch encore bismillah gis nga dañ siy def tuuti huile ak tuuti citron pour mu teel ñu ko comme ça du changer couleur bismillah gis nga ki doon def ak kii boo si doon def boole si laaj après da nga siy def kii boole si poivre noir da nga ko siy def en même temps bu boobaa du jar sax nga def si citron bi voilà ma wàññi tuuti bàyyi leneen li si biir voilà gis ngeen bàyyi naa fi tuuti laaj lu xaw a takku tuuti si laay def pour daal di ñëw jubal si sama kii bi crevette bi kii bi bouletu jën bi voilà donc instant bi damay daal di ñëw def jën bismillah wal ko ku am jën bu ñu wal ba pare xayroon mun nga ko def même bu si persil laaleeg yooyu c'est pas grave parce que yépp la ñuy ñëw mélanger donc dama koy wal bugguma ko purée nag dama bëgg mu xaw a am kii tuuti maanaam mu walu mais du nekk purée daal mu am tuuti ay kii grumeaux ci biir ay bët bismillah voilà pour côté jën bi li ma bëggoon wax gis nga d'habitude lii rouge laa koy defee parce que rouge dafa ndax ingrédient bi ma siy ñëw def moo tax rouge dafa neex boo ko defee firiir macha allah neex na loolu mais nag ku nekk rek yow yaay xool jën bi nga xam ni moo accessible si yow tey jii soo amee yaboy aussi même chose pour ñi nga xamante ni mun nañu lekk yaboy tu vois bu ngeen amee ay jënu thon tamit mun na ko def ak xawma wëyang la tudd xawma mooy jën yu amul waasintóor yi daal mooy mackerel si ñun maquereau donc yooyu noonu yëpp da koy mën a def léegi ma daal di ñëw suñu ingrédient secret bi nga xamante ni moom laa doon wax nga xamante ni lii du nekk bouletu jën dafay nekk bouletu jën plus maanaam day neex loolu mu nekk crevette pour ki nga xam ni bëgg na ko xam nga am na ñu bari ñoo xam ne duñu lekk crevette dañu am allergie ci biir ak affaire yooyu noonu sama genre gi mais su ma ko walee nii du ma ko mun a yëg daal donc loolu dina ma xaw a dimbali yow nag yaay xool quantité bi bu fekkee lu bari ngay def wala lu yem man dinaa xaw a def lu xaw a takku tuuti li ci des ma daal di koy def ci biir sauce bi comme ça nga xam ni damay signaler nit ñi que ni non seulement am na mais aussi dina rafetal togg bi tamit daal donc ñu dagg ko après ñëwaat ak yéen su la neexee nga defar kii boo xam ne boulette boo xam ne c'est fait à base de crevettes loolu dinañ ci ñëw dinañ ko def ma wan leen ko ngeen gis ko neex gi mu neex macha allah donc loolu la ñuy ñëw rek wal bi tamit même chose que beneen bi que jën bi dañ koy def dañ koy wal mu am xaw a am tuuti bët yooyu noonu ñu daal di leen mélanger incha allah bismillah
voilà gis nga bu ngeen xoolee defuma ci boulette bi chapelure wala lenn parce que man noonu laay tàmmee di defar bugguma di ci def ay mburoog yooyu mu koy muy wàññi ci goût bi mais ku mu neex mun nga ci def chapelure aussi donc loolu ñu bàyyi ci xel tamit ku mu neex rek mën nga ko def parce que du ci yàq dara mais man damay bëgg mu saf li ma jën beeg kii bi ak crevette bi yooyu nga xamante ne day cafka gi moo ciy nekk daal moo ciy ëpp donc léegi ñu daal di ñëw def suñu persil ak oignon bu ngeen gis ma dagg ko ak aussi tuuti tomate fraîche boo xam ne dama ko fi amoon mu des su la neexee aussi mën nga ci boole li nga xam ne moom mooy tomate njamb kii loqati dama ko ciy def man aussi mais tey jii xaw ma fu mu dafa congelé teelu ma ko génne donc damay ñëw rek def nii bàyyi ko noonu def yi nga xam ne moo fi nekk voilà gis ngeen mi ngi nii ak quelques poivrons yi nga xam ne maa ngi ko yore ak kaani aussi pour ki nga xam ni ñeme na ko gis nga mi ngi nii bismillah léegi daal di ñëw nag fii li fi nekk suñu kii oignon en poudre ail en poudre paprika ma am fi tuuti kaani bu sew aussi bu mokk ak tuuti jinjeer c'est optionnel mais dafa baax pour côté digestion moo tax ma def ko comme ni ngeen ko xamee rek donc man su may togg damay jouer toujours loo ci ingrédients yi nga xam ni moom moo baax ci suñu wér-gu-yaram donc loolu laay def ak côté digestion parce que loolu moo lay dimbali bu baax ba nga xam ne soo lekkee doo am ay yenn problème yi comme niñ ko tàmm di gisee rek tout le temps nit ñi lekk yenn façon lekkee donc mu ngi nii dañ koy daal di wal après mélanger yépp daal di jël benn nen ba la ngeen gis nag moom laay jël def ko ci biir boulette yi comme ça nga xam ne moom mooy remplacer tey jii li nga xam ne moom mooy comment ça s'appelle chapelure bi sinon ku bëggul def nen mun nga def chapelure. voilà mu ngi nii donc nii lañuy jël rek daal di leen mélanger après ñëwaat ak yéen lépp la ñuy jël rek mélanger ko bu baax a baax a baax attends ma jël nen bi mi ngi nii nen bi bismillah donc ñu mélanger après ñëwaat ak yéen incha allah. voilà ñu def suñu assaisonnement mélange d'épices bismillah ñu def sel aussi. bu mu bari bala muy weex suñu loxo donc gis ngeen bismillah ma def tuuti poivre noir bismillah def tuuti huile bismillah ñu mélanger yëpp léegi nag voilà boo mélanger nii ba pare li ngay def mooy bu la neexee nga daal di dindi tuuti rek ci kii bi ci jën bi tuuti tester ko daal di koy saaf xool lu mu lay jox nga xam ne di nga mën a gis sa assaisonnement ak affaire yu mel noonu ak aussi su fekkee boulette bi dina jàpp wala du jàpp su fekkee jàppul nga mun a dolli tuuti nen wala lenn lu gras lu nekk ci biir wala ku mu neex nga def aussi tuuti farine wala maïzena nga xamante ne dina la teel boulette bi mais comme man def naa ci gras yi ak nen bi dina ma dimbali incha allah ba nga xam ne boulette bi dina jàpp donc ñu mélanger après ñëwaat ak yéen. voilà gis nga dañuy saaf boulette yi mais ku mu neex mun nga ko man damay am leneen loo xam ne dama koy def ci four bi dama koy lakk du ma ko saaf lii pour wan ñi nga xamante ni par exemple ñoom bëgg nañu saaf affaire yooyu noonu mi ngi nii man leneen li dama koy def ci four bi lakkee ko ci four bi comme ni mu nekkee ci plaquette bi ma ko def nii nga xamante ni foofu laa def boulette yi noonu rek laa koy dugalee ci four bi moom mu lakkal ma lépp donc xaaral defe naa lii baax na li ci des ma saaf ko incha allah ma kii ko lakk ko incha allah. voilà gis nga comme dama bëgg yaasa bu gaaw damay daal di jël gis nga sama soble yi dama koy jël def ko fii wal ko tuuti rek juste pour mu xaw a tas tuuti nga xam ne togg bi day gaaw donc dinaa wal soble
ak aussi tuuti poivron desit yi rek laay jël daal di koy dëbbaale fii bu ko defee ñu daal di koy yàq daal di dem commencer taal sauce bi dès à présent comme boulette la xam nga boulette yi ñor nañ ba pare donc léegi sauce bi moo des maa ngi teg ñànkatang bi ku nekk rek yow xoolal man si cuisseur de riz bi laa ko def donc mu ngi may toggal ñànkatang bi fële su ñànkatang bi demee bay waaj a ñor ma daal di jël sama crevette bu wow bi def ko si dagg sama poivron yi tamit def ko si nga xam ne day nekk ñànkatang bu rafet a rafet et puis neex tamit donc mu ngi noonu ku bëggul def ay poivron ak yu mel ni ki noonu mun nga def macédoine par exemple nga daal di koy def si sa ñànkatang tamit man dama koy def nga xamante ne dinaa si mun a def ndax salade bi nga xam ne dama ko koy booleel loolu dinañ ko génnee dinañ leen ko wan sax parce que kii bu gaaw lay doon boo xam ne bu ñuy defar boole kook lekk bi pour kii bëgg incha allah. Voilà après nii laa koy kiiyee mariner incha allah. sel dañuy assaisonner nii donc ma daal di jël tuuti si sama laaj biñ dëbboon bi voilà mélanger ko soo paree def si sa tuuti citron vinaigre bi après lañ ko siy def donc nii lañ koy mélanger ba mu jaxasoo après ñu dem bàyyi ko mu mariner su la neexee mais man duma ko bàyyi temps boobu yëpp damay dem rosi ko léegi comme yaa sa fat-fat laa wax donc dañ koy dem rosi léegi voilà fi ñu saafee yenn boulettes yi moom laa jël nii daal di siy wàññi donc pour def suñu yaasa bi bismillah dañuy ñëw rek sotti comme boulette la moom étape bi day gaaw ba bëgg a dee donc fi mu nekk nii soble daal la ñuy xaar mu ñor ak yooyu jeex na tàkk loolooy yaasa bi après ñu def si tuuti moutarde aussi donc nii rek lañ koy bàyyi mu commencé mijoter ndànk-ndànk après boo xool defuma si kii bi moutarde su ma neexoon ma def ko si mais des fois boo ko defee soo ko defee si diw bi rek day am tendance di xaw a lakk tuuti yow da ngay bàyyi ba si ba affaire yi commencé bax nga def si sa kii sa comment ça s'appelle nga def si sa moutarde donc léegi damay daal di jël sama mélange d'herbe bi nga xam ne moom laa yore daal di koy def si kii bi si yaasa bi incha allah voilà ñu def si suñu herbe bu leen fàtte broyer ko comme ça aroma bi yëpp génn gis nga mi ngi nii donc ku amul herbe moom mun nga ko bàyyi mais dafay neexal affaire yi daf koy goût bi day génn ak yooyu noonu donc nii la ñuy continuer ba ñu commencer bëgg a def kii moutarde voilà après ñu daal di ñëw wan leen mais man nii laa koy def dama koy bàyyi su may njuluk toq ndox laay def après tuuti ndox kese parce que bëgguma mu nekk yaasa bu ndoxe yooyu damay bëgg mu xaw a dang tuuti tamit daal donc mu ngi nii daal lañ koy bàyyi muy def ay bagaasam voilà moutarde bi ngi nii c'est selon votre préférence man lu tolloo kudd bu mag laa si def cuillère à soupe benn laa siy def parce que bëgguma mu bari moutarde noonu tamit loolu donc mu ngi nii lañ koy def bàyyi ko nag muy mijoter ndànk après ñu daal di xool suñu assaisonnement yi ajusté kook yooyu donc njulub baa ngi nii gis nga bismillah ñii lañ koy def wàññi suñu gaz bàyyi ko muy def ay bagaasam ndànk léegi bu demee ba xaw a ngeer bu baax si laay jël nag man tuuti si crevette bi def si côté boobu c'est optionnel boo desalee crevette nga daal di def bu ko defee mu nekk si biir sauce beek yooyu noonu voilà comme li ma leen waxoon sànq dañuy def suñu crevettes yi si biir nga xam nga crevette moom dafa gaaw a ñor danger bi kay mooy nga togg ko ba mu ñor bu ëpp dootul neexati dootul def dara donc nii laay def bàyyi ko muy def ay bagaasam ndànk war naa mën a ñëw nag jël suñu gis ngeen suñu kii pomme de terre yi naka lii nii pomme de terre ma jàpp suñu boulettes yi donc yi ñu saaf yeeg yi ñu dugal ci four bi gis nga ñu daal di ñëw xaaral ma joxe ko am donc dañuy daal di ñëw rek def fii parce que pare na ba pare tàngal rek la ñuy jël xaaral ma jël bi ma saafoon bi moo gën a xaw a ñuul tuuti ñu def ko ci biir donc fi mu nekk nii crevette bi rek la ñuy bàyyi mu ñor léegi nag bu ñuy yëngal délicatement daal di ñëw nettoyer tuuti ñëw yàq ñànkatang bi def naa ci crevette bi ba pare donc mu ngi nooy ak moom ak yooyu yëpp léegi après nga xam ne suñu ñëwee ni ñuy def ñànkatang bi rek lañ leen di wan niñ koy daal di defee macédoine ak affaire yooyu daal di yàq
voilà gis ngeen ñankatang bi mi ngi nii pare na donc dañu daal di ñëw daal di si defoon kii bi comme niñ leen ko waxee crevette bu wow bi mi ngi nii léegi nag suñu macédoine bi nga xam ne moom la ñu daggoon moom moo nekk nii nga xamante dafay nekk poivron yi donc man couleur yëpp laa am moo tax ma dagg ko nii ku nekk li nga am bu fekkee amoo poivron fekk na instant boobu jàppandiwul li ngay def mooy jëlal li nga xamante ni moom mooy macédoine si boppam ay petit pois wala pois chiche genre yooyu noonu wala ay carotte ak kii haricot vert par exemple nga dagg ko def ko donc lii laay jël def tuuti en attendant xool couleur bi nu mu may jox bismillah gis nga ceeb bi su la neexee nga def ci sa safran ak bagage yooyu noonu def ko mu jaune mais je trouve que ni bu weexee nii par exemple dafay génnee couleur yëpp mu daal di rafet ba bëgg dee très présentable tamit donc ñu daal di ñëw dinaa soxla tuuti gii su ma ko faatu mu nee jox mooy diw ñor bi tuuti laa si soxla pour bombee ko kii bi ñankatang bi ku ko amul mun nga def diw wala beurre si boppam su dee am nga ko donc gis nga mun naa dolliwaat tuuti encore voilà gis nga ma jël diw ñor def si diw ñor bi c'est selon votre préférence donc mi ngi nii gis nga ñankatang bi commencé briller rafet ba bëgg a dee macha allah mi ngi nii la ñuy def rek daal di ñëw commencé yàq incha allah yàq bi nag xamaguma fu ma jëm ak moom maa ngi xool naka laa koy ñëw agencé incha allah. waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii tey jii nag ñu indiloon leen seen yaasa boulette mu nekk recette boo xam ne day gaaw neex surtout su fekkee nag da nga defar boulette comme man ni ma def nii desal si daal di denc yeneen yi donc des fois dañuy denc yenn yi nga xam ne beneen yoon bu ñu ñëwee mun nañu changer complètement boulette yi duñ fi nekk di dank di def dara defar beneen recette bu bokkul ak moom donc moom la ñu def tey jii nag ñu daal di koy boole ak tuuti crevette pour ki nga xam ne dafa neex boulette yi nekk nag boulette yu spécial lool macha allah donc dañu jaxasee jën beeg crevette bi mu nekk lu neex lool donc di leen wax ni tey nag moom émission bi maa ngi koy jox képp koo xam ne rek dafay safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo ci foofu ma tànn ci quelque ku mel ni suñu siste Dieynaba Sy nekk fële ci Italie daal di jëlaale aussi tey moom damay jël waa Italie yi tuuti jël aussi suñu siste Thiaba Sy ñu ngi la koy jox ko siste Kumba Gaye moom tamit ñu ngi lay jox recette bi bu baax a baax daal di jàll noonu dem si suñu siste Ami Collé Ndiaye di ko jox siste Rabi Banel madame Samb aussi nekk Italie soxna May fële ci Sénégal Tajou ñu ngi la koy jox Thierno Diallo ñu ngi la koy jox lu bare yow tamit di ko jox siste Sophie Sarr di ko jox aussi siste Khadijatou Fall ci New York ñu ngi la koy jox sama siste jox naa la ko di xaar nga essayé ko siste Ramali ak Salimata Cissé tey jii ñooñu la ñu may recette yi di leen wax ni j'espère que dina leen neex te di ngeen ko essayer te bëgg nañuy gis nag seeni création tamit di xool yéen aussi façon yi ngeen xam ne moom ngeen koy defee di wax ni bu amee ki nga xam ne mi ngi seetaan bu mu fàtte abonné te bu abonné mu appuyer cloche bi comme ça mu notifier ko di leen wax aussi ngeen jox ñu pouce bu bleu bi dañ koy soxla loolu mu nekk like leen affaire yi bu baax a baax parce que noonu lañ ñuy promouvoir noonu la ñu YouTube di promouvoir di ñu suggérer ak ci ñeneen ñi daal di leen wax ni vraiment merci du fond du cœur ñu ngi gis commentaire yeeg yooyu yëpp di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah